ñu naan dal leen jàmm ci xibaaru marax yi ñu koy doore ak fukkeelub tëralin bi syndicat yëngu ci wàllub njàngale mi nas ngir ba nëgët nii daal di janoo ak nguur gi ca la ñuy sàkku ca ñoom waaye ndongo yi nga xam ni ñu ngi ci ak njaaxle fi ñu toll ñu ngay xool ak am la ñuy noddante mbir mi ñoom seen jëmm ñu ngay sàkku sax ñu daal di gën a ñot yi diirub njàng mi ci at mi ngir ñu mën a dabu la nga xam ne jot na leen rëcc ndax ba ko yoxoo jàngalekat yi file ak njeexteelu at mi ñu nekk Sénégal dana defar lim bu takku ci ay ñàkku ci wàllu ko ŋas waaye ci wàllu ko coronavirus loolu yi ndax màkkaan ga ñuy sanc ca Diamniadio màkkaan googule ci ndimbalul réewum Allemagne ak ñeneen ñu ñu lëkkalool ci wàll wi ubbi tey ca Brazzaville ci raaya gi ñu jagleel ñi gën a ràññeeku ci diwaanu Afrique ci wàllum tas xibaar loolee nag ñi yëngu ci kàllaamay nasaraan fii ci Sénégal Adama Anouchka Ba bu E-Media moom mooy teewal réew mi di ki ñu gën a ràññee ci ñi présenté tas xibaar yi ci kàllaamay nasaraan ci wàllug olof yi itamit daañu si dikk ci na mu gën a yaatoo ci wàllug rajo ak waa RFM ak Souleymane Nia ma leen fa teewal ñu daal di yaatal xibaar yi bu sooyee suñu borom. kuréelug jàngalekat yi ba nëg ni ñu ngay teengal seenug juno bi nga xam ni dox na seen diggante ak nguur gi ci li ñu xaatimoon seen diggante te matalaw ñu ko ba fi ñu toll fukkeel bi yoon ñu daal di nas aw tëralin woowu la ndëkk ba nëg ni mu ngay jur ak sooxe ci njàngale mi loolee waral ndongo yi nga xam ni ñoom la mbir yi gën a yitteel ñu ngay indi ay tolof-tolof ci la nga xamante ne nii moom mooy seenum njàng loolee moom moo waral ñoom ndongo yi ñuy xool ana ci yenn anam eh bien la ñuy amal seen njàng moomile ci wàllug révision yi waaye tamit ci lu jëm ci sakku ñu daal di gën a yaatal at mi ñoddi ko ba ñu mën a matale seenum njàngale moomile ñu ànd ci ak Pape Madiakhate Sarr ak Augustin Mandanga. ab ëtt bu ne selew ay salle de classe yu tëju lii lañu nemmeeku ca CEM HLM bu Grand Yoff ci taatu garab gi lee élèves yi daal di dajaloo di dund ci rythme grève seeni jàngalekat mu doon jamono ju metti ci ñoom. grève yi metti na moom metti na parce que ñun dañu nekk ci classe examen et puis ñu ñooy mujj tëj et suñu nekkee fii di ak grève yi yëpp dañuy risquer prolonger année bi te def ñuy gën a tardel et tout. li may yeewu chaque jour suba teel si dem jëli bus war a ñëw jël bus ñëw ba fii ñu def cours 1 heure de temps ñu ñëw ñu ne ñu mën ngeen ñibbi cours bi jeex na loolu dafa metti. ku nekk ca ñoom nees ngay programmer sa temps ngir mën a wéyal sa njàng donte ne lu ëpp ñaari weer a ngi nii njàng mi demul dikkut. bañ a démarrer dem kër ga ñëw réviser dem sama frère ak samay sœur di ma aider sama professeur ñu may répéter kër ga. waaw grève bi je m'exerce à la maison damay def ay exercice foofu sama papa daf may jàppale et tout en plus maa ngi def ay cours de renforcement moo tax duma bàyyi. Ndeela Samb di ab élève ci classe de 3e dafa fas yéene def examen BFM bu année scolaire bi jeexee moom sax nee na ànd na ci ñu prolonger googu lépp année scolaire. boobaa dinañu arranger parce que dinañ déjà li ñu perdre de temps bëri na parce que 2 mois dafa bëri surtout pour élèves yoo xam ne dañoo nekk en classe d'examen et comme ça dinañ mën a rattraper matière yu bëri surtout matière scientifique yi. ca CEM HLM Grand Yoff niki école yu nekk ci réewum Sénégal ndongo yi jamono ji miis nañu bëccëgug débrayage ak grève générale yi nga xam ne seeni jàngalekat ñu ngi koy def ñu loof ci bëccëg yooye nga xam ne dañuy bank seeni yoxoo ba tax ñuy ñaan jàmm dellusiwaat ba ñu mën a dem tàmbaliwaat seeni cours ca na mu waree. ni ma leen ko waxee woon ca njalbeen ba nëgët nii jàngalekat yi ñu ngay tengal rawatina kuréel yi nga xam ni moom moo leen jaboote muy syndicat yi benn ci ñoom di SNEF ñoom ñu ngay sàkku ñu gën a dooleel
am ba ñu yëngu ci wàllug njàng mi ci anam yi mu gën a yaatoo ngir ñu gën a matale seenub liggéey lu wàcc ci wàllug banque gu yox gi nag muy grève bi ñoom nee ñu dañu ko wëyal fii rek amuñu saafara ca la ñuy sàkku seen digganteeg nguur gi mu doon kàddu gu ñu xaatimoon ba nga nii wàccoo ñoog moom am fal ay sotu kan teewoon nañu seenub daje. syndicat national éducation ak formation taxaw ngir jàmm dellu si jàng beeg jàngale bi seen njiit Abdoulaye Diaw def ay proposition njiitu réew mi ngir ñu mën a génn si jafe-jafe yu ñu nekk. dañu yokk suñu salaire mu tàmbalee 450 000 francs dem 650 000 francs pour fonctionnaires yi pour ñi nga xam ne contrat moo leen lié ak état bi ñu yokkal leen juróom fukki junni ba juróom-ñaar fukki junni. directeur d'école yi nga xam ne ay njiit lañ ci école yeeg principal yooyu ñu yokk juróom fukk ci téeméer bu nekk ci seen indemnité yi mais aussi ñu gën a jox xale bi gëddam ci lu ñuy wooyee droit à l'éducation. xoolaat payum jàngalekat yi du loolu rekk mooy seen xeex loolu wax directeur général SENEF di indi ay leeral te teg baaraam tuuma nguur bi. pour jaxase ñu ak askan wi ñun jàngalekat yi ba loo wax ñu ne yokk nañ. ay milliards ci seen payoor te état buy wax milliards yooyu da nga koy sóoraale ci at mi fukki weer ñaar yi mais aussi ci nombre yi jàngalekat yi boo ko calculer daanaka du doon dara moo tax ñun ñu ne état du Sénégal na wax nit ñi dëgg syndicat yi nga xam ne ñoom ñoo toog ak ñoom aussi nañ wax jàngalekat yi dëgg li nga xam ne moom moo xew. moo tax ñu ne nag waajuri élèves yi lépp lu xew état du Sénégal ñoom ñooy responsable. décisionnaire yi nga xam ne nii buñ leen di jëlee ci seen corps bu ñuy duggee di leen yóbbu ci corps boo xam ne am nañ diplôme am nuñ leen fay dugalee dañuy wàññi lu bëri ci seeni carrière maanaam day mel ni tey lañ doog a commencé jàngale. ñoom ñi lay fas yéene yeggali grève bi ba am lu ñu bëgg ngir at yuy ñëw jafe-jafe yi du amati. ñun fas yéene wu ñoo delluwaat ci classe yi tant que état du Sénégal réglé wul. problème bi lépp nga xam ne nii école bi dina ànd ak dal nag fii ba fukki at parce que at mu jot ñu dem grève ñaari weer bu ñu waxee ñu ne nañ sauver dañoo sonn ci sauver ay école yoo xam ne nii mbala njàng moo xam ne nii bu yàggee niveau élèves yi dootuñu baaxati nañ ko régler ren mu jeex benn yoon ku nekk nag dellu nga xam ne dinañ mën a toog lu mat fukki at di jàngale te école bu am benn perturbation. secrétariat exécutif national syndicat national de l'éducation ak formation di ñaan képp kuy jàngalekat ñu boole seeni doole doon benn ci seen xeex bi. ci wàllu wér-gu-yaram niruwu ko ci doxalin bi waaye jàngoro coronavirus ba nëgg ni mu ci réewum Sénégal lu toll ci junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn tey ci ñu càmbar lu toll ci fukk ak juróom-ñeent ñoom doomu jàngoro ji. lu toll ci ñaar fukki ñett ñoom ñoo ci wér waaye li ëpp solo mooy jàpp ne nëgë ni tey daaw muy am at ci la ñu dooroon ñàkk gi fii ci réewum Sénégal fileeg boobu gis nañu ne lu toll ci 1 million ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak benn junni ak juróomi téeméer ak fukk ñoom ñoo ñàkkagul fii ci réewum Sénégal file ak at mi di taru boo moytu daañu mën a defar ci réewum Sénégal lim bu takku ci ay ñàkk moo xam ci wàllu nas wala ci wàllu jàngoro jooji di coronavirus loolu la koy war a mën a tax matale mooy ak sanc gu ñu war a amal foofile ak màkkaan ca Diamniadio sanc boobu nag ci ndimbaluk réewum Allemagne la ak leneen ci ñu réewum Sénégal lëkkalool ngir gën a jot seen bopp ci defaruk ñàkk fii ci réewum Sénégal. docteur Alpha Amadou Sall di directeur bu institut Pasteur moom moo ko xamle gannaaw nemmeeku bi njiitul réewum Allemagne amaloon na ko ca bërëb ba ñu teewlu ko ak Babacar Seck. li Sénégal jublu ci wàllu woowu nguur bi dafa bëgg lépp luy wàllu ñàkk ñu bàyyi dem ci feneen di ko liggéey fii Sénégal pour sunu population ba itam. bëgg jàppale institut Pasteur pour que xam-xam bi mu am di defar ñàkk depuis 80 ans muy juróom-ñett fukki at fii ci Sénégal Afrique aussi jëriñoo ko pour que expérience boobu ñu mën a def fii léegi dëwën 300 millions ñetti téeméeri millions parce que yàlla mën a nekk Covid mën a nekk yeneen vaccin yi xale yi war a jël non seulement pour yeneen dëkku Afrique yi ndax li Covid bi wane mooy bu vaccin ñàkkee dëgg ñu koy tabax ñu koy defar rek
ñoom ñoo si jot ndax looloo tax vaccin yi ci début bi mu jafe woon lool li nu bëgg nag mooy lu mel nii bu fi naree am yàlla na yéex ñun ñu am suñu ay matukaay yoo xam ne vaccin ñoo ko mën a defar fii ci biir Afrique mën si ñàkk suñuy doom ba pare ñàkk si aussi yeneen doomu Afrique loolu daal moo indi sabab li Allemagne nag bokk si ñi nga xam ne dafa taxaw liggéey boobu ci ñaari wàll ci wàllu koom-koom parce que dugal nañ ci 20 millions seen alal boo xam ne bi dañ ko nar a maye muy lu war a ñëw waaye itam am nañu si ñoom benn société bu naan BioNTech boo xam ni tey ñàkk yu bari ñu def si Covid ñoom ñoo ko defar muy benn technologie bu bees ci ay xarala yu bees yu ñuy wax ARN message loolu dañ koy indi fi Sénégal. nekkinu askan wi ak seenu ko dundin ay tartar lañu ci nemmeeku rawatina ci wàllug yokkuteeg njëg yi la ñuy dundee waaye xam ngeen koy tamit ci wàllug njàng meek njàngale mi niki noonu yaram loolu yi moo waral lenn ci askan wi daal di yàkkamti lool ñu samp gouvernement bu bees ni ki nag njiitu réew mi diggee loolu yi waral doxantu gi Ami Diouf ak Augustin nag amal nañu ko ca benn ci mbeddi benn tali ak la ko wër ñu teewlu leen. wër gi yaram njàng mi ak njàngale mi dund bu cher li lee di ay jafe-jafe yu sénégalais di jànkonteel saa su nekk. dund bu cher bii moo waral xët-xët yu bëri yu ñu nemmeeku fii ci Sénégal bu ñu sukkandiku ci Mame Mbacké Faye. dëkk bu métti bi dund bu métti bi lépp a seer dara yombut ceeb yokku na diwlin yokku na courant ndox santé dara doxut fii ne dara doxut man naan ma njàng mi doxut man lan moo dox li waaj boo añul reeroo ndékki woo sa xol day métti nga yor sa njaboot tiimu leen mënuloo leen dara sa xol day métti yow boo tëddee doo nelaw doo nekk ak sa conscience tranquille xam nga loolu neexul. Abdou Aziz Sakho di ab commerçant jàpp ne li ni mel mënul woon ñàkk. tension sociale bi c'est inévitable. c'est partout dans le monde c'est partout dans le monde dama lay jox benn exemple rek ñun secteur bii ñu nekk bu njëkk da ngay dem voyager jël sa conteneur fay ci 3000 euros wala 3000 dollars pour indi say bagages mais léegi yaa ngi fay 9000 euros fi nga doon fay 3000 euros 9000 euros nga fay c'est automatique àla kuleyaalin li nga xamante ne bi mooy service bi nga fay si say frais dafay répercuté wu ci prix yi ngay jaayee fii loolu mooy expliqué li yokku donc li am fii moo am fépp partout dans le monde. ñi ñu taseel ak yaakaar ni saafara mën na am bu njiital réew mi tegee gouvernement bu bees. amaana buy liggéey te ñi mu ànd liggéeyuñu dañ naan moom liggéeyut na xool ñu ko yërëm ñu ko jàppale ñi yërëm population bi mu ànd ak ñoom. boo amee ñoo xam ne xoolu yërmande lañu am saafara mën na am. buy koo yëf yi feesee loxoom mu jéem a ut kenn koo xam ne dana ko ci aw dimbali ko loolu c'est normal c'est bien. je crois avec leurs idées peut-être changement dina war a mën a am parce que bon bu fekkee dem na ba métti il faut ngeen seetaat beneen yoon. ñuy sàkku ci gouvernement bi mu wut ay saafara nu mu gën a gaawee rawatina ci secteuru njàng mi ak njàngale mi ak lii di dund bu cher bi. stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio nëgë ni démb la ñu mandargal ubbite gi ci taxawaay njiitu réew mi ak leneen ci ay nattangom yu fi teewoon ngir daal di màggal bés boobile loolu nag gannaaw gi an lan mooy doon njeexitalam ci wàllu koom lan la mën a jëriñ réewum Sénégal loolu moo doon njàngat li tey ci kennu askan wi El Hadj Malick Cissé dana loon Habib Ndaw di ko amum njàng ci wàllu koom te bokk ci kuréel gi ñu dippee observatoire de qualité des services financiers la nga xamante ne ni sàkk na ko wala xelal na ko nguur gi moo ñu daal di samp banqaas gu moom mooy toppatoo lépp lu jëm ci bërëb boobile ngir xool anam yi ñuy fexe ba mu meññ yeneen i koom wala yeneen i koppar am na tamit rafet njort ci yi ñu dëgmal ci ay jongante dana doon lu dana meññit ay koom yu dugg ci gafak réewum Sénégal ñu teewlu ko. dama bëggoon proposer à l'État du Sénégal. mu créer benn comité. pour seet nu ñuy mu def un rapport complet comité bi pour seet nu ñuy. fexe ba gagner le maximum. ci non seulement ci stade bi. oui. mais ci lii fekk ñu gagné Coupe d'Afrique nekk léegi miroir comité boobu bu mu bokk ci fédération bi nañ ci génne fédération de football génne ci ministère parce que
ça n'a rien de footballistique. Bii comité la boo xam ne pour engranger le maximum d'opportunités à la suite de notre possession de la Coupe d'Afrique. boo xam ne day am agent de joueur, day am marketing, am ay financier, ay économiste, am ay sociologue. Parce qu'encore une fois lu nit ñi di fàtte mooy infrastructure yi président Macky Sall bi construit dafa am en économie lu ñuy wax effet d'entraînement. Il y a des effets directs ak des effets indirects. bu ñu tabaxee stade nii déjà effet direct bi mooy cimenterie yi nekk Sénégal. boo xoolee li ci wër soo xoolee création d'emploi soo xoolee les stadiers 2500 sont formés pour des métiers liés à l'environnement du stade. Mais effet indirect bi am mooy ne on peut accueillir maintenant de grandes manifestations qui ont un impact sur le tourisme sénégalais. ci wàllu jongantey goxaat yi ñu fi amoon ci ñaar fukk ak ñett ci weeru mars ci weeru février bi ñu nekk weeru janvier kon gis ngeen ne amoon na ay tolof-tolof ci diwaanu Kaolack ci wàllu département ba ab juuno bu amoon ci diggante Pape Demba Bitèye ak Ahmed Youssouf Bengeloun ka jëkk ki moom moo yóbbu mbiri ca yoon cour d'appel daal dinay mujj noppalu ndax moom Pape Demba Bitèye dafa deltu gannaaw daal di génne kalaame gi nga xamante ne ni dugaloon na ko fa ngir ñu xoolaat publication ginnaaw liste provisoire yi nga xamante ne ni biraloon nañu ko fa ba noppi daal di ndokkeel Ahmed Youssouf Bengeloun kon kooki daal dinay faf rek jël ndam la faw waaye moom Pape Demba Bitèye yamul ci loolu gannaaw gi daal dina koy ndokkeel ba noppi daal di ne dana ko jàppale kem kàttanam ngir mu matale liggéey ba nga xam ni moom moo gàllu ci aw loosam yemoo ko fii ci Ndakaaru ca Géejawaay ñuy xaar ba nëgër ni ñu daal di fay samp kuréel gi nga xamante ni moom mooy kuréel gi doxal loolu di ville ba muy commune ba nga xamante ni moom mooy commune u Géejawaay ndax équipe municipale ba nëgër ni sampaguñu ko teewul ak dal nemmeeku nañ ko ca bërëb ba ña nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu administration tamit teew nañu fa niki noonu ña nga xam ni ñoom ñooy ñu ànd ak maire bu bees ba ñu fa samp di Ahmed Aïdara lu jëm dëkk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy lëkkaloo ak moom ñu ngay dalal xel yi ci wax ne mboolem lu ñu fay xaar ci doxalin danañ ko matale ñu ngi yaakaar rek ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon te jóge fi dañu leen yombal mbir yi Mamadou Sy moo fa teewoon ñu déglu ko. mairie bu Guédiawaye ab dal lañ fa nemmeeku ci bunt bi ay agents de sécurité ak ay partisans maire bu bees bi. Cheikh Yankoba Thiam bokk ci cabinet Ahmed Aïdara di xamle ni service yëpp ñu ngi dox. administration bi ñu fi fekk ñu ngi fi di liggéey tous les jours. depuis lundi ba léegi ñu ngi def ay services yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci biir mairie bi et en dehors de la mairie. l'état c'est une continuité. lu ko day premier ba jàpp 3e étage ñenn ci agent administration bi ñu jot a gis ñu dem ak dikk jafe lool ngir ñu àddu ci suñu micro. situation politique bi xew Guédiawaye dérangé wul benn yoon équipe municipale bi Yankoba Thiam jàpp ni lépp dina jaarat yoon. léegi nag conseil municipal bi loolu moom c'est une autre affaire xam nga loolu incha allah rabbi dinañ ci taxaw pour que ñu mun ko lijjanti ba lépp jaar ci yoon. non amul gêne parce que quoi qu'on dise aussi tamit le maire il a été élu xam nga par les populations. kon Vieux Dia moom ci partisan maire bu bees bi la bokk muy sàkku ci ki fa nekkoon maire mu nekk ab démocrate. ñi fi nekkoon nag nañu dimbali laay wut ñu xam ne seen wàllu wéy na nañ toog xaar beneen leneen na ngi ñëw leneen ak leneen ñu bàyyi ñu doxal dinañ liggéey ba ñëpp teg seen bët. situation politique bi xew Guédiawaye tax na ba atmosphère bi nekk ca mairie bi xaw soppeeku foofe nag mën nañ fa nemmeeku ay partisans Ahmed Aïdara gannaaw bu fa jaaree fekkuñu fa secrétaire général bi waaye itam maire bi équipe bu bees bi nag am yaakaar ni situation bi dina évoluer.
ca commune bu Gandiaye nemmeeku nañ fa ak yokkute ci wàllug dem beek dikk bi ci wàllug yoon yi rawatina ak liggéey bu Promoville amal na ko fa lu toll ci benn kilomètre ak genn wàll la ñu fa def ci ab tali bu ñu ko xaymaa ci ay koppar mu ngay méngoo ak juróom-benni téeméeri franc CFA muy lu maire bu bees ba maire bu Gandiaye kon daal dina koy rafetlu nit ki askan wa nga xam ni ñoom nga fay yeewoo Adama Sarr ñu teewlu. tali bu am solo bii nag nga xamee ne toll na ci benn kilomètre ak genn wàll kuréel gi di Promoville ñoo ko daal di amal ci commune bu Gandiaye li nga xamee ne nag moom lañ ci dugal ci koppar toll na si juróom-benn téeméeri million. waaw Promoville dafa ñëw si commune bu Gandiaye defal fi li nga xam ne moom mooy 1 kilomètre 500 de voirie tali boobu noonu ñu ngi ko xayma si 600 millions de francs CFA tali bi. yaatuwaay bi ngi toll 7 mètres juróom-ñaari mètres ak ay trottoir yoo xam ne mën na si dox bañ a dox si tali bi bu nekk def mètre ak genn wàll maanaam ñoom ñaar yëpp nekk ñetti mètres. aussi si cimetière bi comme fa la ni mooy sëg yi fa denc nit ñi bu ñu nee oto yi fi mën a gaara parking boo xam ne mën na si 150 mètres carrés. tali bi nag dina rek gën a suqali commune bu Gandiaye ci wàllu koom. tali bi nag tali moom dafa am njëriñ. ndax autour de cette route là il y a beaucoup d'activités économiques parce que dëkk bi tali bi day traverser dëkk bi de part et d'autre donc di traverser ay marchés di créer ay zones de production d'activités économiques muy loo xam ne lu baax ci dëkk bi la. et aussi aspect taaral dëkk bi parce que c'est la première route bi ñu moo goudron nañ ci dëkk bi aspect environnement bi aussi mu nekk loo xam ne lu am solo la ci dëkk donc dëkk buy développé defe naa ci nii lay commencer. te bu njëkk ba rang-rang la woon boo xam ne da doon dem ba bi mais bu ñu amee lii am ko bitum dafay gën a taaral dëkk bi day gën a yombal circulation dëkk bi aussi quoi. ñi nga xamee ne nag ñoom ñoo di askanu Gandiaye kontaan ci lool. tali bi lu ñu rafetlu la mun naa wax ne il vient à son heure ndax dafa bokk ci infrastructure yi nga xam ne danay développer dëkk danay gaawal transport bi. muy tëli te fii fu naqare woon a jaar la d'abord fi ñu taxaw nii bu nawetoon ndox mi daf fii taa ba nga xamante ne bi 3 mois hivernage yi nit ñi duñ fi mun a jaar. dëgg yàlla Promoville moom defal nañu loo xamante ne moom duñ ko fàtte bu mukk ndax tëli bi moom ku ko gis da ngay kontaan tëli bi dafa rafet macha allah ñun fii la nga toog di jaay raaraan bi poussière bi duñu sonal dañuy soj dañuy def lu ne. mais tëli bi bu ñëwee daal macha allah fi mu ne am na yokkute ku fi romb sax danaa seen tëli bi moom macha allah. programme de modernisation des villes mu di Promoville nag fas yéene wéyal liggéey bi nga xamee ne ñu ngi koy def ci Sénégal yépp. xibaar bu tiis bi démb gàkkal loolu yi di ubbiteb stade ba mooy faatuk ki ngeen gis ci portrait bi muy njiital karange bu Erdogan njiitu réewum Turquie. moom dafa faatu ca xew-xew ba gannaaw crise cardiaque gu amoon ko fa moom nag moo nekkoon directeur bu banqaas gi nga xamante ni moom la ñu dénk lépp lu jëm ci wàllug karange bu présidence bu Turquie. ñu desandi ak réewum Turquie daal di ubbi makkaan fii ci réewum Ndakaaru dippee ko Yunus Emre makkaan googu ndëkk centre culturel la lépp lu jëm ci wàllug aada ak cosaan nag lu méngool la ñu fay amal muy benn ci juróom-ñeneent yi nga xamante ne nii réewum Turquie fas na ko yéene sanc ci réewum si diwaanug Afrique lañ ca yéene nag mooy rek daal di may ñi ko sàkku wala ñi ko bëgg ñu mën a jàng kàllaamay Turquie waaye tamit lu jëm ci gën a rataxal diggante ñaari réew yi ba ci wàllu ko njël ak njaay mi dana ko yombal Sirena Mbaye Mamadou Dieng. ñu teew ci lu ëpp juróom fukki réew ci àdduna bi Yunus Emre ubbi beneen centre culturel fii ci Ndakaaru mu di institut boo xam ne dana gën a lëkkale askanu ñaari réew yi mu di bu Sénégal ak bu Turquie. Biz Türkçe öğretmek ve kültürel etkinliklerde li jiituma bët bi mooy ñu xamante fii mën ngeen fi ñëw saa su leen neexee foog ñu xamante bu baax loolu mooy lu ëpp solo laata ñuy def leneen. kültürel etkinliklerde buluşmak ci xayma yi ñu def ñoom Turquie yi ñu ne lu ëpp téeméeri junni nit
ñoo wone ne dañu bëgg a jàng seen kàllaama centre culturel bi di ci ab tontu njàngale moomee ñu mën ko fay amal ci ay njëkk yu jàppandi. fii nag njàngale mi ñu fi amal ñépp xaj nañ si mën nga ñëw jàng suñu kàllaama centre culturel bi yéena ko moom am na fi sax bibliothèque bu leen di dimbalee ngeen gëstu. İsteyen herkes gelebilir, kullanabilir. Sénégal bokk ci juróom-ñeenti réew yu ñu tànn ci Afrique ngir ubbi fi centre culturel Younous Emre waaye lii dañu ko xalaat ñoom Turquie yi lu ñu gëm mooy ne kàllaama yi mënees na cee jaara ngir gën a mën a suqali koom-koomu ñaari réew yi. Özellikle Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi. ni ko suñu njiitu réew Recep Tayyip Erdogan di waxee kàllaama dafa nekk jumtukaay boo xam ne mënees na ci jaar ngir suqali wàllum koom gi yéen nag bu ngeen déggee suñu kàllaama loolu dana tax ci wàllum njënd ak njaay mu gën a suqaliku. Çünkü en temel özellik güven duymasıdır insan. Institut Younous Emre ab poète lañu ko duppee di doomu réewu Turquie fi njàngale mi danañ ko fi amal ci ñaari fànn yenn yi teewaay lay laaj yeneen yi moom dañu koy def jaarale ko ci xarala yu yees yi. ci àllarba ji ca Brazzaville ubbiteb xew-xew bu ñu jagleel ràññee ñi gën a fës ràññeeku ci wàllug présentation ci télévision niki noonu ci wàllug rajo trophée média africain yooyu la ndëkk Adama Anouchka Ba bu E-Media moom la ñu tànn wala bokk na si ñu tànn ngir xool ndax ñoom ñooy gën a mën a présenter xibaar yi niki noonu ci wàllug rajo Souleymane Niang bu RFM ñu ubbi xew bi nag niki tey jii waaye ñaar fan ak juróom ginnaaw suba incha allah ci la ñuy jébbale raay yooyu le ñu déglu si Abdou Ñing moom mooy secrétaire général international bu kuréel nga xamante ni moom moo sos mbir moomi le ñu déglu ko ak Cheikh Sall ma ñu fa teewal. objectif bi bon ndaje bi ñu daje fii maa ngi wax ci turu organisation parce que maay secrétaire général international organisation bi ñu ngi ko créé nag en 2010 fii ci Brazzaville alors bi ñu ko créé nag bon daje nañ fii ñetti yoon mais boobu c'était dañ doon récompenser journalistes congolais yi rek mais ñun ñu xalaat ne war nañoo récompenser war nañoo jox ay njukkal journalistes yi nga xam ne ñoo bokk ci pays africains yi alors moo tax ñu daje fii tey et ñi ñu représenté nag mooy waa iTélé ci Anouchka Ba Adama Anouchka Ba ak Souleymane Niang ñooñu du man ma leen jël dafa am jury boo xam man xamante wuñu woon sax ku nekk dama la ne tànn ma ci présentateurs yi télévision ak rajo ñaar ñoo xamee ne dañu représenter Sénégal ñoom ñoo tànn et moi je suis fier te xam naa ne Sénégal du des gannaaw ndax tey ci waxtaan wi ñu bëri dafa mel ni dañ ñu ñee ñu bëri ci ay professeur de laay wax du ay nit yu simple yu professeur yoo xamee ne dañu bëgg ñu xamoon ñu naître sénégalais ndax nee nañ suñ dëkk débat culturel bi dafa élevé te ñoom loolu lañ xam loolu lañ bëgg donc xam nga loolu boo ko déggee rek ci ndaje pays Afrique yëpp daje ku nekk wax man su may sañoon nekk sénégalais loolu xam nga fierté la ci ñun ci sénégalais yi donc ndaje mi daal am naa ci yaakaar et te defe naa dinañ fi jëlee ndam bu neexee yàlla. sanctuaire marial bu ñu ko waxee xel yëpp dafay dem ci Popenguine waaye ca Oussouye ci bët Saalum ak réew mi am na ca benn muy bu Enkiling foofule nag bu Elinkine foofule ñi nga xamante ni mënuñoo ñëw ba fii ci Popenguine daañu fa amal seenug ziara ba ci fonda ñu ngi ko daal di samp ci atum 2012 muy sanctuaire marial boobu nga xamante ni gën gaa néew at mu jot daañu fa amal juróom-ñaari xew-xew yu jëm ci wàllug njaamu yàlla ñu daal di jàpp ne ba fi ñu toll nii ñu bari sax dañu fay dem ngir daal di teewlu seen digg ak seen borom ci ñi nga xamante ni seen ngëm mu ngi féete ci wàllug jàngu bi ñu xam ne leen ak bërëb boobile ànd ci ak Assane Ba muy sanctuaire marial bu Elinkine.
mu nekkee ci pàcc càmmoñ bi booy dugg ci village bi sanctuaire marial bu Elinkine ñu ngi ko taxawal ci atum 2010 ginnaaw ñëw statue bu mag bi nga xamante ne moo di Vierge Marie ci càkkuteef Monseigneur Maxin Coly ci congrégation bi waaye village Elinkine yàgg na bi mu doonee bërëbu jaamukaayu yàlla ngir chrétien yi nga xamante ne ñoo nekkee ci département bu Oussouye. ñu ngi ko doon def ci suuf wetu géej ba wante bu ñu gisee ne mu ngi màgg di gën a am ay nit dañ ko délocaliser avec évêque bi léegi nag bu ñu fi ñëwee Père Oblaye ñu njëkk a fondé fii nii fu ñu nekk ni ñu ngi nekkoon ñaar Père Bruno mooy ki ngeen waxal léegi ak Père Jean-Marie wala ci la commencé ak petit à petit nit yi di ñëw ñu commencé di tabax ak statue bi France la jóge woon. mu nekkee ci fanweer ak juróomi kilomètres ci capitale départementale bi Oussouye sanctuaire marial bu Elinkine nag day dalal ay pèlerinage yu bëri ci biir at mi. donc jigéen ñuy ubbi pèlerinage bi souvent mois de novembre lay nekk après am na pèlerinage diocésain bi nga xam ne diocèse bi yëpp ay ñëw ci kanamu Mariama ngir màggal ko donc après am na tamit pèlerinage scout comme ni ñu ko gisee tey ñu ngi waajal pèlerinage des familles. ñu ngi waajal pèlerinage bi ñuy wax Popenguine mooy pèlerinage bi nga xam ne ñi nga xam ne mënuñu dem Popenguine ñoom ñooy ñëw fii parce que Popenguine gis ngeen dafa sori pour ñëpp donc à cette occasion ñun dañuy organiser pèlerinage ci même date pour permettre ñi nga xam ne mënuñu dem Popenguine ñu ñëw ci kanamu Mariama ñaan ko. même bu dee ba tey mu ci sanctuaire marial bu Elinkine bokk na léegi ci sites religieux yi ginnaaw jàppale nguur gi. donc sanctuaire bi day dajal nit yëpp xeet yëpp ndax ñu mën a célébrer seen ngëm fii nii ci diocèse bi donc nekkul waa Elinkine kese ñoo ko moom mais diocèse bi yëpp a fiy ñëw au-delà des pèlerinages yi ngeen di gis ni am na yi nga xam ne dañuy ñëw pour def ay retraite ay temps de prière ci Vierge Marie bi donc tamit day tax ñu xam dëkk bi xam tamit ne ñu ngi fii nii di célébrer suñu ngëm. sanctuaire marial bu Elinkine nekk na tamit bërëb bi nga xamante ne ay chrétiens yu bëri dañuy ñëw di fi laaxu ngir gën a mën a ceege Vierge Marie ngir gën ko mën a dénk seeni jafe-jafe ak seeni mbégte. jërëjëf Assane Ba jërëjëf mbokk yi ci teewlu gi dig daje bu suñu borom 19h45 ngeen ànd ci ak Aw Diop fileeg boobu ñu bàyyi leen ak Cheikh Hassana Fall ci li des ci total bu suñu borom jërë ngeen jëf ci tan gi